dal leen ak jàmm ci seen émission bii di Temps Show bi leen di indil récap de la semaine fi ñu koy tàmbalee muy affaire Rangou gis ngeen ni semaine bii ñu génn affaire Rangou moo lëmbee presse people fii ci Sénégal mercredi 27 mai maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai 2020 gis nañu division spéciale de la lutte de la cybercriminalité bi commissaire Aïssatou Fall jiite ay éléments teg nañu loxo kii di Rangou ak fukki nit ak ñeent yoo xamante ni ay invité am lañu kiñ ci gën a ràññee nag di gérant boobu nekk foofu ca Ngor Timis ñu ngi leen fekk ci benn auberge boo xamante ni dañ doon organiser ay rencontres yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu pornographique entre adultes suñu sukkandikoo ci enquête bi audition yi gëm nañu fu mu toll ni investigation yi dafa technique ba nga xamante ni kenn mënoo ko ci wax nar na durer tuuti ndaxte dossier bi nu mu complexé moo tax investigation yi foog ñu gën ko pousser pour mën a gën a taxaw gam yan chargé la ñuy retenir ci prévenu yooyu di Rangou ak fukki nit ak ñeent yooyu ñu ko jàppale ni que daal depuis boobu ba tey élément Aïssatou Fall commissaire bu nekk foofu ci division spéciale de la lutte contre la cybercriminalité ak ay éléments ci seen xarañte ci liggéey ju jàmbaarte bi ñuy def ci wàllu lépp lu jëm ci cybercriminalité gis ngeen jamono ji passé yu bëre yoo xamante ne mi ngi fi am ñoom ñoo leen di daaneel mais soo sukkandikee ci presse bi souvent dañuy naan dig mais lépp mi ngi sukkandikoo ci ay éléments wu commissaire Aïssatou Fall bu nekk division spéciale de la lutte contre la cybercriminalité ñoo leen teg loxo jàpp leen daal ba fii ñu toll ni daal ñi ngi wéyal enquête bi pour xam fan la ñuy tolloog ñoom muy affaire Rangou boo xamante ni lëmbe na toile bi ginnaaw bi mu organisé woon fii soirée ba mu jàkkaarloo ci ñoom Mamatar Gueye bi yoon nag jàppale ni Rangou daanu na te ki ko daaneel muy commissaire Aïssatou Fall bu division spéciale de la lutte contre la cybercriminalité suñu jógee foofu dañuy delluwaat foofu ca cité Mixa gis nañu bésu korité bii ñu génn ñaawteef am na fa ñaawteef boobu nag ay xale yu ndaw yoo xamante ne ay mineurs la ñu amooguñu âge de la majorité ñoom ñoo fa daje woon muy ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor nekk ci seen benn appartement nekk fa di fa def lu leen neex di tux cigarette di def yoo xamante ni kenn mënu ko nettali maanaam ay xale yoo xamante ni summeeku ni leen seen yaay jure di def lu leen neex di sëy seen biir ñoom daal la ñuy fekk foofu ginnaaw bañ ko defee nag ñoom ñoo doon filmer seen bopp ba ñu xëyee nag la vidéo yi échappé dugg ci ay statut snap ba adduna bi yëpp jot ci coow loolu mi ngi lëmbee dëkk bi mu doon loo xamante ni doy na waar trop ci Sénégal suñu jógee foofu dañuy demaat foofu ca Point E ñu démantellewaat fa beneen réseau de prostitution boo xamante ni aussi ay chinois ñoo ko dirigé maanaam ñi ngi woon foofu ci Point E réseau de prostitution la ay proxénètes ñoom ñoo ci nekkoon di ko diriger di yàq ay xale yu ndaw maanaam di fa def loo xamante ni daal amaana doy na waar kenn mënu ci wax dara ba tey dañuy delluwaat kii beneen abus de confiance la boo xamante ni benn taalibe moo détourné lu toll ci fanweeri millions ak ñeent muy 34 millions bu sëriñam moom jamono di daal jàpp leen ni que taalibe bi daal détourné na 34 millions boo xamante ni sëriñam moo ko moom ku bëgg a xam lu ci xew mi ngi foofu ci seen site bi di VIP info sañ fa jógee dañuy demaat ci beneen kawteef muy kii di benn borom ñaari tur ñu tuddee ko homosexuel di góor jigéen boo xamante ni dafa doon def avance benn célèbre marabout sëriñ boo xamante ni dafa siiw trop ci dëkk bi góor jigéen bi daal gisul dara ñëw ba ci sëriñ bi di ko déem a def ay avance lii nag nee naa leen raw na kawteef kenn xamatul lu muy nuroo lii nag di beneen xibaar bu neex muy benn mariage boo xamante ni diggante kii di Mandiaye Seck di doom ci Ousmane Seck di waykat boobu moom it takk na xale bi takk na jabar muy xale bii ngeen di gis ni ci photo bi nekk ci VIP info ginnaaw bi ay rumeur doon circulé ne dafa nekkoon ak Soumboulou Bathily ñëpp yaakaar ni Soumboulou Bathily takk mais gis nañu keneen la takk ku bokkul ak Soumboulou Bathily ñu koy souhaité heureux ménage yal na yàlla barkeel sëy bi kii tamit di beneen alxayri boo xamante ni jib na ci kii di Bijou Ngoné ñi gën ko xam ci Bijou Jagana mu nekk foofu ca 2STV moom it déggaat na alxayri kenn nag takk ko muy kii koo xamante ni mi ngi nii daal ci photo bi mi ngi VIP info daal ñun daal ñu ngi leen di souhaiter heureux ménage suñu jógee foofu dañuy demaat fii ci aéroport u Sénégal yi jàpp leen ni que newoon nañ dañuy ubbi frontières yi ñëpp yaakaaroon le 2 juin mais président de la république moom it yokkaat na état d'urgence bi yóbbu na ko fii ba le 2 juillet aéroport yi nag jàpp leen ni que le 30 juin la ñuy xalaat ni que si lay ubbi mi ngi fii ci seen site bi di VIP info lii tamit muy beneen xibaar boo xamante ni am na si diggante Sidi Diop ak manager am bi fi nekkoon Baye Zal gis nañu daal bu mu defee benn interview ak waa Sunu Buzz def na ci ay révélation yu mag amul nag wax bu mu bàyyiwul ak Sidi Diop nee na ko daal Sidi Diop du waxkatu dëgg ginnaaw nee nañu tontu du forox nag Sidi Diop bu mu dellu see dellu na ay tontam tontuwaat manager am lii muy beneen xibaar muy nouvelle de chaîne de cinéma boo xamante ni dina juddu muy deuxième chaîne wu 2STV boobu ñu tuddee woon 2S Racine ginnaaw rumeur yi ñi ngi doon circuler di naan Cheikh Yérim Seck moo ci nekk wala Wally Seck kenn ci ñoom nekku ci Mbarodi TV moo ci nekk Aramis ak Origine SA ñoom ñoo signé benn légende pour def seen deuxième chaîne boobu chaîne de cinéma muy 2S
ñu jógee foofu beneen décret génnaan na porté wu sur interdire lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu jaayum cigarette ci biir boutique yi ñu koy def comme ni ñu koy defee Europe jàppale ni que état bi mi ngi liggéey pour génne décret boobu ba nga xamante ni cigarette kenn dootu ko jaay ci boutique yi kon nag toxkat yi préparé wu leen xam leen ni que cigarette bi daal dinañ ko génnee ci boutique yi teg ay point de vente uniquement yoo xamante ni fa lañ koy jaayee lii nag di beneen scandale boo xamante ni mi ngi amee foofu ci diaspora bi plus particulièrement ci Belgique coordinateur u APR bi nag la gars yi di accusé ñi ne dafa attribué lu toll ci 300 euros jabaram gis ngeen bi feebar bi amee président de la république dafa jëloon ay somme jagleel ko diaspora bi pour ndimbali leen ko ginnaaw mbas mi bi mu daanoo seen kaw kenn demul kenn dikkul mais nag coordinateur APR bi waa Belgique ñi ngi koy jam baaraamu tuuma ne 300 euros la yëkkati jox ko jabaram. ñu sukkandikoo ci comité scientifique bi di yëngu ci wàllu Covid 19 bi te. ministère de la santé jiite ko gis nañu kii di professeur Seydi jamono ji dañ ko écarté bi ñu ko écarté nag gis nañu ministère de la santé dafa mel ni lu infecté wu ginnaaw bi professeur Seydi demee fële ca Ziguinchor gis fa ay manquement taxaw wax ko gis nañu boobu ba léegi gars yi dañ ko écarté lépp lu jëm ci comité scientifique jëm ci wàllu Covid 19 te ministère de la santé jiite ko. bii di beneen cas aussi boo xamante ni ñu ngi koy jiiñ kii di maire Yoff boobu nag du kenn ku dul Abdoulaye Diouf Sarr ñi ngi koy accusé dafa def détournement foofu ca wàllu mairie bi jàppale ni que Abdoulaye Diouf Sarr boobu di maire Yoff moom en même temps mooy ministère de la santé ñi ngi koy jiiñ détournement boo xamante ni daf ko def foofu ci mairie Yoff information yi ñi ngi foofu ci seen site bi di VIP People. tey suñu sukkandikoo ci scandale bi nga xamante ni mi ngi jëm ci wàllu pornographie bi ñu doon expliqué foofu ca résidence Zeyna bañ ko xoolee am na ñeent ñoo xamante ni ay magum jëmm lañu ay grand lañ leen di wooye ñoo doon coaché mineur yooyu muy ay xale yu ndaw yoo xamante ni dañ doon def yëfu pornographie ci résidence boobu ñu tuddee résidence Zeyna nekk foofu ca Maris donc suñ ko xoolee sax am na benn gérant boo xamante ni participé woon na ci partous boo xamante ni ñu ngi ko doon def foofu maanaam muy résidence Zeyna am na daal loo xamante ni gis nañu ay ponkal ay magum jëmm ñoo doon diriger loolu yoo xamante ni ay mineurs ñoo ko doon def. demee ci affaire Hibène Habré gis nañu nag victime am yi ñu ngi réclamer la réparation due et exige qu'il retourne en prison maanaam victime yoo xamante ni dañu nekk ay victime Hibène Habré la ñu woon gis nañu ginnaaw bi mbas mi amee dañ ko génne woon liberté provisoire pour mu toog këram ñooñu nag ñi ngi naxtu di ñaan pour mu delluwaat ci kaso bu mu nee woon. nag yéeg ngeen coow boo xamante ni amoon na fii ci diggante Senelec ak Akilee te ñu woon ay contrat yoo xamante ni ki fa nekkoon directeur bu njëkk di Mamadou Matar Cissé moo ko signé woon jamono ji ARMP ak OFNAC ubbi nañu enquête ci contrat yoo xamante ni mi ngi nekkoon ci diggante Senelec ak Akilee xibaar boobu mi ngi fii ci seen site bii di vippeople.net. lii nag di drame boo xamante ni mi ngi xewoon foofu ca Gueule Tapée kii di Ndeye Mati Fall boo xamante ni moo jëloon ndox bu tàng sotti ko ñetti belle-fille maanaam juge bi biñ ko jugé taxaw ci tribunal naan daal nar na risqué ñetti at yoo xamante ni dina ko tëdd ci kaso bi requiert nañ daal pour mu tëdd ñetti at ci kaso bi mi ngi fii ci seen site bi di vipinfo.net. lii nag di beneen réseau boo xamante ni dañ ko génnee foofu ca Parcelles Assainies muy réseau de trafic de faux billets ginnaaw bi ñu jàppee juróom benn nit yooyu fële ca Mbaaw gis nañu jamono ji fii ci Parcelles Assainies fekkaat nañ fi ñeneen ñoo xamante ni réseau de trafic de faux billets la ñu nekk woon fii ci Parcelles Assainies jàppale ni que daal faux billet bi mi ngi lëmbee dëkk bi jamono ji ñu toll nii. lii nag di beneen révélation ñuy wone ministre yoo xamante ni dañ leen détesté et rejeté par leur DG ministre. Révélation, voici les ministres détestés et rejetés par leur DG ñu ngi nii ki ñu ci njëkk a woon muy Abdoulaye Daouda Diallo di Alioune Sarr di Omar Youm ñoom daal la ñuy def seen nataaj fii ñu ne ñi seen DG yi dañ leen rejeté lu tax seen DG yi rejeté leen nag ku ko xam lan la da ngay dugg ci site bi di vipinfo.net mu doonoon seen récap de la semaine temps show indil leen ko di leen jox daje semaine bii di ñëw bu leen fàttee abonné wu ba noppi bés cloche de notification bi.